bi ñu génnee ci élection présidentielle yi Sénégal juróomi candidat la amoon Macky Sall Ousmane Sonko Madické Niang Idrissa Seck Cheikh Issa Sall sëñ Moustapha Sy jël na partem Madické Niang bu élection nekkaatoon suba du ci bokk kon dooleem bareetul Idrissa Seck nekkatul ci opposition ndax tey nekkatul adversaire bu Macky Sall Ousmane Sonko dong moo fi desoon comme adversaire bu Macky Sall alors bu fekkee lii arrivé tey dafa nekk complot politique bu ñu sàkkalee pexe Ousmane Sonko fan la démocratie bu Sénégal jëm ëllëg kan mooy nekk adversaire bu Macky Sall am réew mënta dund ci wàllu démocratie te amul opposition tey fii ñu toll juróomi candidat yi valide woon ci conseil constitutionnel yi nga xam ni ñoom la conseil constitutionnel validé seeni ay candidature ni ñoom baax nañu mun nañu jiite réewu Sénégal ñu nangul leen seen liste ñu dem ci élection présidentielle yi kenn moo ci des ginnaaw Macky Sall mooy Ousmane Sonko tey bu ñu ko sàkkalee pexe suba ñu tëgg ay élection kan mooy doon adversaire bu Macky Sall est-ce que yéen a ngi xalaat lan moo tax ñu nekk ci réew boo xam ne tey bu ñu jëfandikoo baatu résistance ñu ne da ngay woote guerre bu ñu wootee baatu opposant ñu taxé la mbaa ñu tam la dëmm kañ la Sénégal egg ci niveau boobu tey journalistes yu bëri jaay nañu seen ngor damm seen xalima waxkatu dëgg yu bëri nañu seen gémmañ nit ñi jàpp xalaati nit ñi di ko interpréter ni mu leen neexee tey même bu fekkee tëjuñu Ousmane Sonko mais ñu fexe ko dugal ci wàllu justice ci loo xamante ni bii xëy na dootul mën a nekk candidat waaw mais déwén ak déwén jéeg kan la Macky Sall yi jàkkaar lool au conseil des collectivités territoriales seen mandat dafay jeex ci mois d'avril ñaata mooy seen budget ñoom yéen a ngi koy fàttaliku ñaata ci ay milliards ñaata conseil ñoo fa nekk kenn ku nekk sa salaire wala sa indemnité ak kenn ku nekk oto bi ñu lay jëndal ñaata lay jaar ça coûte cher te élection yooyu war nañ ko def seen mandat dafay jeex élection locale yi kañ nañu ko waroon a tëgg mais ba léegi nee nañu ñi féete ak pouvoir bi amuñu assurance pour gagner collectivité territoriale yi ëpp doole est-ce que xam ngeen élection législative kañ lay doon yéen waa Sénégal 2022 mois de juillet 2022 fi mu nekk ñu ngi ci audit fichier électoral bi bu noppee fii ak fin d'année processus bi nga xam ni moom la ñuy xoolaat ci fichier électoral bi day dem ba mois d'août kon dañuy dépasser datu élection législative yi collectivités locales yi dootul normal au conseil des collectivités territoriales dootul nekk ci régularité assemblée nationale dootul nekk ci régularité waa léegi kon réew mi ban calendrier électoral la ñuy respecté benn bu 2024 bi nga xam ni Macky Sall dong moo nar a nekk candidat jàkkaarloo candidat bi muy créel boppam léegi ñun waa Sénégal ndax suñu doxalinu démocratie dañ koy teg ci ay mœurs dañ koy teg ci ay massage de salon yoo xam ne ay accusations yu doy waar fekkewuma duma miim taqaluma fekkewuma miimuma sanguma raxasuma waaye dama ni juróomi nit yi conseil constitutionnel bu Sénégal ni woon validé naa seen candidat ngeen mën a nekk ëllëg ñuy jiite Sénégal ku mu ci doon tey dugal nañ la ci ghetto goo xam ne mënatoo nekk candidat ñoom Thierno Alassane Sall ñoom Abdoul Mbaye ñoom Aminata Mbengue Ndiaye ñoom ñëpp lu ñuy noppi ci coow li tey même Moustapha Niasse président assemblée nationale bu waxul jëmale ci faveur assemblée gi mu jiite xaw na doy waar même waa Benno Siggil Sénégal waa Benno Bokk Yaakaar ngeen baal ma même waa Benno Bokk Yaakaar ñu bëri ci ñoom gis nañu yenn ci wate taxas genn wet gi am mais ñimiwu ñoo wax ndax xalaat nañu ay sanctions yi tegu ci seen kaw mais dëkk bu amul opposition dëkk boo xam ne presse ba fa nekk libre ñu amuñu indépendance dëkk boo xam ne lépp ay manigance la tey bu fekkee Ousmane Sonko candidature am valable tul ci Sénégal ñu dem ci élection kuy jàkkaarloog Macky Sall est-ce que yéen a ngi xalaat ci wàllu démocratie est-ce que Ousmane Sonko moo def wala deful suñu yoon nekku ci est-ce que dafa violé wala consentement la suñu yoon nekku ci
suñu yoon li mu nekk mooy ñu respecter calendrier électoral bi te bàyyi démocratie mu dund. am réew laa ni dafay am opposition bu dëgër, opposition bu forte. ñi nekkoon ci élection yi tey ak ñi nga xam ne sax demuñu woon élection te bokkuñu parti au pouvoir, am ay parti wala ay mouvement, kan moo ñemee taxaw défier Macky Sall comme ni ko Ousmane Sonko défier? kan la? amatul. Ousmane Sonko eggagul fi Abdoulaye Wade eggoon ci wàllu résistance. Ousmane Sonko eggagul fi Amath Dansokho eggoon ci wàllu bañ noteel. Ousmane Sonko eggagul fi Abdoulaye Bathily eggoon ci résistance. Ousmane Sonko eggagul fi MUC eggoon, eggagul fi yeneen i parti yu mag a mag eggoon ci résistance ak jàkkaarloo ak nguur. tey yéen presse bi, yéen ñi interprété ay kàddu gu Ousmane Sonko yëkkati, ngeen ni dafa woote ci résistance, ngeen ni dafa woote ci wàllu fitna, ngeen ni dafa woote ci wàllu guerre. Il faut arrêter. waxe leen xel, waxe leen xam-xam, waxe leen luy dooleel suñu démocratie. kenn waxul ngeen contre nguur, waaye nee leen nguur nay doxal dëgg, ndax dëgg moo teg nguur ca fa mu nekk. ku jiite dañ koo fal démocratiquement, kenn du contester nguuram, ndax moom moo jiite réew mi, moo jiite bànqaas yi, moo jiite justice, moo jiite armée, moo jiite lépp. fu mu joxañ foofu la ñëpp yi xool. mais li ko faloon mooy démocratie. démocratie boobu nag ginnaaw bi ñu ko falee ba ñu nangu mukk ñu damm ay laafam. sénégalaise bi ni dañ ko violé. yéen a ngi fàttaliku histoire wu Bill Clinton ak Monica Lewinsky. yéen a ngi gis suite bu DSK ak ndaw soosu Nafissatou Diallo fan la mujj tey. ñi ko inculpé woon yëpp bu démb doon tey duñ ci takk, ndax xam nañu complot bi ci amoon. est-ce que yéen a gis Monica Lewinsky ni mu provoqué woon Bill Clinton? xëy na ñu nekkul ci métier mi wala ñu yàggul lool, mais lii may wax ñu bëri xam nañu boobu la histoire ndax umpu leen. alors qu'est-ce qui se passe? ndax yéen a ngi xalaat liy xew suba? je repose la même question. bu bakkan rotee nag, bu deret tuuroo nag, mais aussi dinaa ci yokk, bu ñu demee ba réew mi amatul opposition nag, bu ñu demee ba réew mi amatul résistance nag, bu ñu demee ba réew mi kenn dootul wax xalaatam, tey dëkk bi amatul syndicalisme, tey dëkk bi amatul benn mouvement estudiantin, amatul benn mouvement ci côté agriculture, amatul mouvement ci côté élevage, amatul ñëpp mouvement syndicat opposant ñëpp boole nañ seen doole jël seen baat yow ci buum jox ko nguur. ndax lan? ndax mënuñoo muñ xiif, mënuñoo muñ mar, mënuñoo muñ benn résistance ci wàllu coono, nangootuñoo dem ci tool yi bàyyi doonatuñu ay jàmbaar. sénégalais léegi ci boppam moo yaafus. bëgg ngeen teraanga te doo leen liggéey, njaay ngeen seen ngor ak seen dignité ak seen personnalité, di leen wax kàddu dëgg ci saa bu jotee. léegi bu fekkee Adji Sarr li mu accusé Ousmane Sonko amul, moo awu ci wàllu consentement, lan mooy avantage yu Ousmane Sonko? ban avantage lay am? ndax yéen mën ngeen a xalaat ku ñu violé ñetti yoon ba ñeenti yoon te kenn yëgul? ak yeneen yu ay question yu may posé la te kenn répondre intéressé wu ma. mais ndax yéen a ngi xalaat 2024 bu Macky Sall ne candidat la, kan mooy taxaw ni ko maag yow la ci géew bi? candidat bu mu tànnal boppam. ndax loolu mooy doole suñu démocratie? bu Ousmane Sonko noppee kanati lañu ciy teg. tey kenn ku nekk yaa ngi xool noo nii na la sa ceeb ci féete ak nguur. kenn ku nekk ñu ngi lay wax naan la ubal sa gémmañ. ñu ëpp ci Sénégalais yi ñam nañu kaso. ku ñamul kaso ñam nga section recherche, ku ñamul section recherche ñam nga dikk ci joxe sa xalaat, ci wax ni réew mi doxee. xool leen tey ñaata ci ay kilifa ñoo nekk sous contrôle judiciaire ñu inculpé leen. Omar Sarr ministre la, mu ngi ci nguur gi, dañ ko inculpé woon, doon nañ ko mandat de dépôt 6 mois. yéen a ngi fàttaliku? est-ce que wóor nañu ba xam justice teggeegul na ko loxo ak déet? tey ministre la ci biir gouvernement bi.
Abdoulaye Baldé nekkul sous contrôle judiciaire Bamba Fall mi maire Médina nekkul sous contrôle judiciaire tey képp koo xamante ni bii amoon nga kàddu goy wax Barthélémy Diaz Guy Marius Sagna ak kaneen képp ku doon wax xalaatam te doo raay képp ki aw ci digg bi ngir jubbanti nguur képp ki taxaw ci kanamu nguur ngi wax sa xalaat ñamal nañu la kaso mbaa ñu tiitale la dikk mbaa ñu xëbale la section recherche dëgg dong lay woote ak démocratie dama ne juróomi candidat yi demoon ci élection présidentielle yi mujj kenn na ci des ci opposition mooy Ousmane Sonko waa bu ñu indee candidature am dootul valide invalidité ci candidature am ëllëg bu Macky Sall sampee am ndëndëm laa ne kuy jàkkaarloo ak moom wa fii anfusikum afala tatafakkarun dee leen xalaat ci seen xel yi dee leen xalaat seen xel yi lu yanuwul maanaa waaye maa ngi leen di dénk fexe leen ba bu bakkan rot fexe leen ba du deret tuuru fexe leen ba bu dëkk bi takk assumez vos responsabilités yéen ñi nga xam ne yéenay dogal lu leen neex waaye tiital naa loolu ëllëg ñi jaay seen ngor ñi jaay seen dignité ñi jaay seen personnalité ñi ñemewut a wax dëgg ngir rekk niinal seen ceeb wala ñu ragal pouvoir dañoo fàtte ni yàlla mooy jox nguur ku ko neex yàllay xañ nguur ku ko neex te lépp loo gis am na waxtu walan yuwaqira allahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu xabirun bima taamaluun yàlla gën a nekk expert ci li ñuy def boo foogee nag mun nga nax yàlla juum nga en tout cas bu sa waxtu day ñëwee du la fi bàyyi munu muus ba fente ko boo mënee fente ñàkk mën a fente xiif mën a fente résistance soppi sa bopp njublan ça n'engage que toi mais lu wér te wóor mooy alxaqu yaalu wala yu'la alayhi yàlla rëbb na képp koo xam ni yaa ngi nasaxal jàmm ci biir askan yàlla rëbb na képp koo xam ni yaa ngi yee fitna ci biir askan yee fitna nag xam ngeen mooy lan fekk dëgg ak charte yi ñu taxawale am réew nga koy jalgati ngir sa njariñal bopp jaa ngeen jëf